salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay baree bari nay baree bari te nay baree bari ndaanaan laa ñaari yoon. jërëjëf mbokk internet yi ñoo ngi leen di ziar di leen ndokkeel ñu nag yéen seen émission bu mag boobu di Sukkër bi di daw ci jamono bu ci nekk sur Dakaractu tey nag ma ñëw seet si benn jeune boo xam ne maa ngi ko tuddee le gladiateur di ko xam ne bañkat la du des saa su ne di firndeel ay ambition même si c'est de l'impossible dafay gëm ni que ça sera toujours benn mission possible di le jeune Keba Kanté jamono yële ci gannaaw gis ngeen seetaan ngeen ay déclaration jëmee ko ci li nga xamante ne que moom mooy CNG ba fi CNG bi mujjee yooyu yëpp tey nekk ay points yoo xam ne war nañ ko waxtaanee ak moom làmb waxtaanee ak moom situation bi nga xamante ne que moom la dëkk bi di dund kon mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen ndokkeel Keba nuyu naa la. buur fay naa la. bàyyi la rek nga nuyoog ñu lay seetaan sur Dakaractu. waaw maa ngi nuyu ñi seetaan yëpp di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñooy ànd ak man di ñi may liggéeyal di nuyu suma xarit yëpp di nuyu suma waa kër di nuyu sama njaboot di nuyu waa Fatick waa Louga ak waa Yoff. di nuyu neex a faral dimanche. di nuyu neex a faral non neex a faral chaque jour. neex a faral chaque jour di chéri Keba moom tamit ñu ngi koy nuyu moom tamit di ko ndokkeel Keba lu tax Keba ñi ma défi. waaw xam nga nit ñi ñoo koy jàppee ay défi mais dama jàpp ne logique la parce que jamono day dox te génération bu nekk am na génération bu la fiy jëlee ñun nag dañoo teel a ñeme li ñuy def teel a gëm aussi ne réew mag baax ña ci waaye ay ndaw a koy doxal loolu la nit ñi di jàppee défi dañoo am suñu gëm-gëmu bopp di ko doxal jàpp ne li ñu gëm moom la Sénégalais yi gëm mooy réew mi dafa war a jëm kanam ku ci nekk nag pàcc bi nga nekk yaa ngi fexe pour doxal ñun si pàcc bi ñuy nekk rek ñun si jéem a fexe aussi def si suñu fulla ak fayda ba def suñu participation si réew mi. Keba lan moo ko motiver ba Keba xëy rek un bon jour ne dama bëgg yor CNG wala jàpp ne que mën na diriger la CNG. waaw xam nga avant ñuy dugg ci wàllum CNG yaakaar naa ni acteurs yi miin nañ ma tey si fekk ñi nga xamante ni nit ñi ñemewuñu taxaw wax ak ñoom si seen gestion wala si li ñu yore mu ñëw taxaw relever le défi comme ni nga ko waxee sànq CNG dama nekk xale nekk ci làmb bëgg ko lool di ci dox di ci wax di ci nekk aussi ba ñu xam ma ci ma remarqué ne 26 ans CNG moo ngi fi même politique bi nañ yor te 26 ans amut mbindeef bu bëgg a taxawoon ñëw ne bëgg naa remplacer Alioune Sarr nit ñi di ko dégg ma remarqué ne 26 ans aussi démocratie amu ci ndax lan mooy démocratie mooy ku ci nekk wax sa xalaat ñu jël sa xalaat boole ko si li nga xamante ni moom nañu war a doxalee et je pense que bi ma koy def c'était pas évident wax ci bëri woon na coow li bëri woon na mais résultat yaa ngi nii tey. bi Keba jógee dëkk ma loolu bëgg a dëkku mbër mu toll ni Alioune Sarr say bokk terewuñ la wala say proche ñu leen ni non il ne fallait pas wala Keba moytul sa bopp wala Keba nangam ak nangam. non dégg naa si lu nekk nag dëgg la yàlla bëgg dégg naa ci lu ne. comme lan. dégg naa ci lu ne soo ko bàyyiwul lii dina la dal soo bàyyiwul CNG lii dina la dal dégg naa ci lu ne waaw mais xam nga su fekkee ne da nga am ngëm yàlla te gëm ne Alioune Sarr jàpp naa ni ñu ko xamee di ko gisee du def lu bon et yaakaar naa ni foofu amul risque te nit ñi nañ bàyyi kàddu yooyu loolu gaafal nit la te yaakaar naa ni doomu aadama su fekkee ne da nga dem ba am njaboot am na yenn kàddu ya nga xamante ni su ko nit ñi di yëkkati ndax Alioune Sarr du wax loolu mais nit ñee koy wax léegi nag wax jooju nit ñi di wax dañuy dem ba ragal ko te loolu warul. tey Keba bu ñu doon wax ni que ñàkk na
certes fal nañu beneen bureau CNG bu bees Kéba bu doon jàpp ci li ko xañ dañ ko xañ wala dafa jàpp ni ko li ko xañ ci moom la. non xam nga foofu ñàkk amu ci ndax man dama jàpp ne man maa am ndam ndax li ma doon xeex jàpp naa ni moom moo am tey. le changement même si changement bi ñuy wax man à mon niveau gisuma ko dama jàpp rek ni tur yee changé waaye nit ñi changé wuñu. mais est-ce que Kéba tamit aussi jaar na ci yoon bi waroon na tax ñu mën ko jox mbir mi. waaw xam nga xumtu la nit ñi doon def ci suuf man ñëwuma xumtu man damaa ñëw yëkkati poser un débat ñu waxtaan ci te porté na tey ses fruits parce que soo déggee ñu ne bëgg nañ 2022 ñu dem fédération kon suñu waxee fédération rek candidature dina am ñëw nañ ñu jël monde làmb yëpp genn wàll gi ñëpp ñi ñu yaakaaroon ni war nañoo mën a waxtaan ak ñoom ñu convoqué leen waxtaan ak ñoom président Alioune Sarr dem na indi nañ keneen arbitre yi ñu ne woon dañ leen raje ñoo ngi waxtaan ak ñoom pour delloo si leen âge bi ñu doon bàyyi 45 ans yóbbu nañ ko léegi presque ba 48 kon je pense que résultat yaa ngi fi ñun benn xeex lañ doon xeex bi nag du woon pour falu wala bañ a falu. waaw dama dégg souvent Kéba naan je gagne sinon j'apprends. waaw mais évidemment xam nga tey jii man j'ai gagné man à mon niveau ndax daf ma leer ni su fekkoon ne lu ñuy sànni carte yow mi nekk journaliste ak ñiy seetaan xam nañ ni su parloo amut à 80% damay leen di gagné loolu lu ma wóor la man. mais ñi xam làmb ñëpp dañu Kéba jaarul ci yoon bi parce que pourquoi Kéba warta mën a jël téléphone ne monsieur le ministre dama la soxla ci audience ñu toog Kéba wax ko bëgg-bëggam loolu dem na ba le ministre bi muy def ay consultation gis nañ ni bon malgré coow li fi amoon lépp consulté wul ku mel ni Kéba Kanté da ngeen am problème personnel wala Kéba moo rëy ci daw tàllal ko loxo. non xam nga dama jàpp ne ministre bi sax maa ngi koy nuyu au passage di ko féliciter ci benn kàddu gu mu wax bi Birane Sène ne continuité dafa ne ko non kon moom ci boppam woote na pour rupture ak changement am ndax ñun liñ doon prôné mooy le renouveau te terme yooyu la utiliser alors xam nga dafa am la nga xamante ni buur nit ñi dañ ko dul bàyyee xel un ministre de la République maanaam ndawal réew mi la sénégalais yi ñoom ñoo tànn le président Macky Sall le président Macky Sall xool ko tànn ko moom ñun ñu nekk ay sénégalais maanaam ministre bi ñun ñoo ko ëpp doole ndax fi mu toog di fa nekk ñun lay liggéeyalul boppam làmb ci biir ministère bi mu yor ci la bokk ñun bi ñu jógee ay amateur nañu ñu bokk ci làmb nañ dama jàpp ne waruma koo forcer pour moom mu jox ma waruma cee naxanteeg moom pour moom mu jox ma moom mooy xool su ma ko doyee mu woo ma su ma ko doyul du ma woo mais man personnellement Matar Ba awma ak moom benn problème mën nañoo wàññi sax li ñu daje. non amuñu non xam nga sur le terrain politique mësut a taxaw wax ma taxaw wax kon peut-être que mën naa am ñu am problème par ricochet loolu wóoruma. mën naa am ñoo am problème par ricochet loolu moom. mais est-ce que Kéba jëloon téléphone mu woo ko benn yoon am rencontre bu ko defee xam nga wolof dañ naan keroog la yow yayoo dàq parce que ñi ñu waxtaan yëpp ci làmb bu ñuy rapproché la ñuy rapproché Kéba. waaw xam nga ñoom seen vision. parce que bu loolu amoon bu subaa kenn du yaay Kéba dañ naan ak Kéba kat def na li mu war a def ginnaaw bi mu fësalee ay ambition am lu bari ci mënu làmb aussi àndoon ci ak moom. dañ ko jox le choix moom. na ko xoolal ki la neex. xoolal ki la neex. ñun ñu falu ñàkk falu la ñu waroon wax ci làmb wax nañ ko. Kéba ba tey am na ay ambition. si
CNG. non CNG man pour man existé tul sax pour man ñii fi nekk dañ fi jaar dem après fédération nañ jëm. waaw parce que ministre bi ba tey waxul ci waxu fédération dafa ni ci 2 ans maanaam quand même loolu c'est un pas. waaw d'accord mais bien xam nga fédération depuis 2018 moo ngi koy wax dénkoon na mission bi Alioune Sarr te yaakaar naa dénkaat na mission bi Bira Sène léegi nag suñ demee nag ba di waaj a jeexal 2021 wala 2020 bi su jeexee ba ñu dugg 2021 suñu xoolee xam ne ñii bëgguñu dem fédération su boobaa tamit dinañ génn waxaat. tey changé nañu ñu ci bëri dañ ni même système bi mooy demeurer ba tey donte que dañu changé nit ñi mais ba tey système bi fi nekkoon moo fi nekk tey Keba est-ce que dafa parewaat pour combattre ce même système. waaw xam nga fi mu toll nii nekkatuñu ci période bu ñu war a xeex période bu ñu war a observer ak encourager nañ nekk léegi nag Bira Sène moom mooy wane ni du moom mooy Alioune Sarr. Keba xam nga Bira Sène. non wax dëgg neex yàlla nag keroog laa koy soog a dégg waaw dëgg la yàlla bëgg na. xamoo ci moom benn qualité ni benn défaut. non mën naa xam ay défaut parce que Sénégal moom soo xasee ba falu say défaut rek la ñuy wax mais je ne l'ai pas vu à l'œuvre et xawmul fu mu mëne déglu naa discours am te il me semble qu'il est engagé pour réparer les erreurs antérieures nga xamante ni moo amoon dem léegi nag ñoo ngi koy xool di ko observer amaana ni peut-être tombé waral ay gaaf li mu waroon dafa waroon a doon président CNG fekk mu nekk xaritu Alioune Sarr peut-être aussi lu ñu waxtaane la peut-être aussi lu ñu programmé la l'essentiel ñun xaaruñu ko ci moom mu doon Alioune Sarr wala doon Alioune Sarr dañ koy xaar pour mu wone li tax ñu teg ko. bureau bi ni ñu ko fale gis nga ay tête ku ci mel ni Manga 2 mu ngi ci biir ku ci mel ni ay Doudane Diecko ku ci mel ni ay ñoom Assane Ndiaye tey te textuellement képp kuy manager amoo droit siège biir CNG. ak promoteur. Ah mais évidemment xam nga tey man dama jàpp ne foofu ministre bi dafa jox gars yi ay paracétamol pour ñu naan ko c'est-à-dire que dafa leen dugal ci bureau bi pour ñooñu duñu mën a génn wax mais tey soo xoolee ñi nekk ci bureau bi xam nga li ma xaw a metti tuuti mooy gars yi dañoo desee gëm li ñuy def ndax dama jàpp ne soo d'accordul ci dara waroo sax naxasaale pour bokk ci man tey suñu ma limoon boole ma ci bureau bi ci journée bi ma woote ne leen nañ ma ci génne ndax xam naa ni li ma doon xeex gëm naa man personnellement ni dafa nar a gën a doy waar sax ci kanam ndax tey dama lay jox benn exemple Abdou Lahad bi ñu def porte-parole Abdou Lahad Ndiaye jënd na licence promoteur daaw yaakaar naa manager bu ñu xam la tey su fekkoon ne dafa doon xëccoo ak par exemple promoteur buur dat far yàlla moom mu nekk ci logique u gañe ko ñu jox ko mais nit ñi lan la ñuy wax dañ koy parparloo ndax dafa nekk CNG su tëggee combat amul reliquat ñu admettre ko mu dem mu am problème lu ñuy wax parce que dafa bokk CNG man li ma gëm mooy gouvernement Sénégal 33 ministres nañ ci def ñoom ñooy doxal réew mi bien vrai que ni am na ay direction am na ay agence ak yépp mais dama jàpp ne 58 personnes jaru ko woon ndax tey 12 yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci bureau bi 12 yooyu war nañoo mën a doxal làmb parce que bul fàtte ne làmb du CNG kese am na CRG kon donc dañoo waroon a xool tey jii naka lañ mën a di def di gisee di waxtaan di xool luy doxal làmb que di xool ñi nga xamante ni tey dañ leen ci boole pour boole leen ci noonu rek mais seen boole gi ñu leen ci boole man jàpp naa ni du sax seen njëriñ parce que problème su amee la gisoon nga ko fi CNG bi mujj Gaston Mbengue boole woon nañ ko ci. mu génnaat. mu génn ne aw ma jot Ndiaye aussi la même chose. mu ne aw ma jot. Mohamed Ndao Tyson Yékini ku ci nekk di gisuma ci sama bopp. aw ma jot. da nga jàpp ni que ça sera la même scénario. non mais si ça sera la même chose parce que tey jàpp naa ni tey tout ce beau monde est-ce que en réalité làmb soxla na loolu mënoon naa comprendre tey ñu jël Pa Abdou Fall président des promoteurs mu nekk fa. nekkal fa promoteur yi waaw si Gris Bordeaux président des lutteurs mu nekkal ko fa. tey ñu jël président manager yi mu nekkal leen fa président entraîneur yi mu nekkal leen fa su boobaa problème du am mais soo bëggee jël ñëpp dugal leen ci
pour kenn du mën a wax te ñiy xeexal làmb laa jàpp ne genn wàll gi yépp ngi ci biir te commencé na feeñ Bécaye Mbaye génn na ne d'accordul te pourtant si la bokk du jànjee ko commencement bi génn na ne d'accordul te pourtant si la bokk kon loolu jàpp naa ni luy tardeel làmb la ministre bi nag peut-être que gisante na ak ñoom waxtaan na ak ñoom xool na tey à peu près ñi nga xamante ni yaakaar na ni su leen ci boolewul mën nañoo wax te ay borom mi kàddu nañ mu dugal leen ci. le ministre jàpp nga ni que il est à l'aise par cette nomination de Bira. non kanam gi su man moom psychologiquement li ma gis ci moom kanam gi ni ma ko gisee non xaw na am tuuti jaaxle waaw. parce que gis na ni que wax ji dafa bari ci Bira. non xam nga balaa ngay fal nit dama lay wax rek nga seetaanaat Bira waxaguñu turam nga dégg ñu commencé artu bu leen wax kii démbam nangam kon déjà rek psychologiquement ñoom commencé woon nañ def nii jiixi jaax léegi nag Bira moom mooy wone ne su dee moo ko def. mooy dëggal tuuma mbaa mu setal. waaw su dee liñ ko doon waxal démb ak barki démb moo ko def mu fexe mu bàkku su dee defu ko mu fexe ba bu mu ko def. lamb di souffrir ba tey ci région yi buñ fa déggee lamb mën nañu wax ne que drapeau chef de l'État la te benn yoon lay doon ci at mi promoteur yi fi daan gën di tëgg ci région yi ju mel ñoom ni ko laay dematuñu jëlee nit ci CRG indi ko ci CNG jàpp nga ni que Bira fera l'homme qu'il faut à la place qu'il faut est-ce que am na wagg yu attan loolu. waaw je pense que ni Kaolack ak Dakar peut-être benn la bien vrai que ni dimension yi ak niveau yi bokkul ndax Dakar li muy générer ci xaalis Kaolack du ko générer jàpp naa ni Bira dafa soxla ndëgër laay fi mu toll ndax tey heureusement d'ailleurs bi ñu commencé trouver solution ci problème mu arbitre yi ndax Maysa Ndiaye ak Bira ñoom ñoo bañoon di fay arbitre yi ba ñu révolté wu loolu il faut ngeen jël ko en compte beneen bi ci topp jàpp naa ni erreur bu mu def dinañ ne Alioune Sarr moo ko def parce que Alioune Sarr ba léegi nit ñi jàpp nañ ni génnagul ndax ki fa indi copain am la nañ ko wax xaritam la moo ngi mel ne rek tey jii man ma jóge fii ma nekk ñu indi fi Baara wala Fay dañ naan Kéba fi nekk ba tey kon donc moom moo war a prouver Sénégalais yi ne man ministre bi ci ay critères la ma tànne critères yi ko ministre bi tànne nag loolu choix wu ministre bi la parce que bi mu defee déclaration ne moom mooy tànn état dara du ko bett ci lañ ko bàyyeeg lépp li nga xamante ni mooy tànneef léegi nag ministre bi wax na ko keroog nee na ko soo amee ndam ñun ñoo am ndam soo amee échec ñun ñoo échoué te xam nga nit ki moom soo ko bootee su daanoo nit ñi duñ ko ree de yow nañuy ree parce que dañ naan na nga ko boote moo baaxul kon ministre bi nañuy seetaan même su jógee sax ministère des sports nit ñi ñoo ngi koy xool ci 2 ans yi maa ngi ko dégg keroog mu ne non léegi damay bàyyi ba problème ëpp leen doole ma soog see dugg bu mu xaar loolu. waaye tamit nee na leen tamit ubbi maa ngi leen di surveiller tamit aussi. nañ ci bàyyi xelam bu baax a baax a baax. Kéba jàppul ni que dañu ko wor ndax ñi ko am nañu déclaré woon ànd ak Kéba Kanté ba wane ko dem ba ci digg bi reculer waat jaay seen drapeau. waaw xam nga loolu nit ñi ñoo koy jàppee wor mais man dama jàpp ne tànn sa bu la neex la rek. mën ngaa dem di labat gis kenn labat ko ba ñu jàpp sax ne da nga koy jël nga xëy suba teel gis lu la doyatul ci moom dem labat keneen jël ko loolu du wor de kon ñoom waruñu ma. tànn sa bu la neex la. dañoo tànn seen bu leen neex waaw. waaye Kéba daal mu ngi bàyyi xel mbir mi te gëmul ni que dana dem. non gëm naa ni suñ ko jàppalee mu dem man bokk li ma gëm. mais yow fas yéene nga ci jàpp. non mais maa ngi si jàpp parce que maa ngi wax sama xalaat
te programme bi ma bindoon su ko Bira soxla dinaa ko jox loolu rek jàppale la suñu tëggee làmb dinaa ñëw seetaan si. Kéba duggoon ci beneen défi Kéba lan mooy sa problème ak Moustapha Diop. donc xam nga Moustapha temps yëpp daa noppaliku woon xam naa ni dégg naa nag ku ma doon ñaanal ci CNG bi la. waaw loolu tamit dégg naa ko wóoruma nag waaw mais bëri na ay nitam yu ma ko wax maa ngi ko ci sant di ko ci nuyu bu baax di ko wax ne def na lu rafet mais du tee suñu waree jàmmaarloo aussi Louga dinañ jàmmaarloo. ba tey Kéba pare na pour jàmmaar ak Moustapha Diop. ah oui non damay xaar ñu jàpp élection yi rek ah oui xam nga man ni may dundee la man damay am wala ma ñàkk mais la ma war a def rek moo ma intéressé moom lay jóg def. jàpp sa ñàmbur. ñëwaat nag continuer si li ma doon def neex a faral defal ma añ. nga jàpp sa ñàmbur. ma jàpp sama ñàmbur su xëyaat ngoon dem entraînement xëyaat le lendemain ñëw xëy si toog ak ñi ma yàlla boole liggéey suma liggéey lu ma am bokk ak nit ñi. Kéba ba tey problématique bu làmb gis nañ fi mbër yu bëri yu jot avance am problème mu daar ñee ne jot nañu avance ñee ne jotuñu avance Ama Baldé Modou Lô fi mu toll ba tey. waaw xam nga Ama Baldé Modou Lô li ci xew war nañ ko war a mën a comprendre ndax Luc ñoo ngi koy nuyu taxawal na combat ba joxe avance ñu wane mbuus mi ñu jox ko Ama mu dem ba ci biir nattu dal ko monde làmb yëpp jug pour ñu teggil ko natt boobu bu ñu ko teggilee nañ xool nu ko nit ñi approché xool nu ñu koy jàppalee mu tëgg événement bi mais looloo fi des jaratul ñu ci polémiquer parce que tey jàppale moo tax mu génn jàppale aussi mooy war a mën a tax mu eggali combat bi parce que psychologiquement xamuñu téye bi ñu ko téye woon lu mu def ci moom kon donc monde làmb ñoo war a jug commençant par le ministre parce que affiche bi mu tëgg suñu waxtaanee wax dëgg affiche yi ñu teg yépp soo jëloon Modou Lô Ama Baldé yóbbu ko Kédougou jël combat yi ñu tëgg yépp boole leen ci benn journée nit ñi jóge fii dem Kédougou pour seetaan kon donc na làmb ji jug dem seeti Luc waxtaan ak moom kilifa yi jug xool naka lañ ko mën a jàppale pour mu tëgg. ministre keroog dem na ba wax ni yenn promoteurs yi nga xam ne jàppoon nañu ay dates yu sësoon ci Covid bi pare na pour subventionner leen. ah mais bien sûr xam nga ministre bi fi mu toll nii xam nga war na maa fay parce que li ma doon kaas yëpp lay jël di ko waxaat te xam naa ni aussi namoon na micro trop xam nga moom ji ko enseignant bi des si moom keroog maa ngi koy gis ni mu doon nappe gars yi et s'il vous plaît gars yi may leen ñu. non mais attends c'est mon ami ah non mais c'est ton ami je le sais nee ko na wàññi napp yi tuuti xam nga parce que keroog dafa mel ni ay xale yi la téye ci classe bi xam nga surtout le grand Bira le président Bira ni mu toogee noonu mu mel ni da ko nommé délégué xam nga di ko napp naa ko non xam nga donc juste pour dire que ni nañ fexe xool ñooñu ñëpp naka nañ leen di jàppale man tey su yàlla dogoon ñu laaj ma sama xalaat te suñ ma ko laajul sax naa ko wax mais dans les normes mbër yi daggoon licence daaw yëpp te bëreewu ñu war ñoo dagg licence loolu dañ leen ko war a renouveler parce que erreur bi di si ñoom promoteurs yi jëndoon licence daaw te tëgguñu ñu wàññil leen ko xool aussi tey problème mu date yi naka nañ koy joxe promoteurs yi naka nañ leen ni yombalale frais d'organisation yi loolu rek ndimbal la léegi nag suñ jógee loolu mu bañ coow na woo tey CNG woo Bira budget bi muy joxe bu mu ko teg ci loxo kenn xam nga soo hérité poste da ngay am l'actif et le passif léegi Bira la fa nekk moom dina ko xam ku ci nekk la nga méngool mu yëkkati ko jox la ko jàppale la ko. problème mu entraîneur ak CNG. qui est le plus méritant parce que souvent dama naan man damay am problème boobu mooy dañu gis ne entraîneur bi mooy sonn ci xale bi. waaw xam nga entraîneur yi ñoom it dañoo war a fexe di wut carte CNG parce que aussi suñu amee association war nañ ñëw di déclarer seen bopp CNG di jënd licence problème bi dafa war a sax sut loolu même kii déclarer même kii ànd ak mbër mi di dugg ci biir géew gi yor mystigam CNG da ko war a reconnaître comme ça problème dootu ci amati léegi nag entraîneurs yi tant que ñoom seen association bi ñu yor reconnaître ñu leen ñu exiger ni ñoom dañuy daan seen doole ndax mënoo fexe ba nit nga jam ko ñaq génn ñaq
coono koy génne te ñoom chaque jour ñooy sonn ci goos yi nañ fexe ba ñu reconnaître leen ñuy gis seen bopp ci mbër mi. manager bi on comprend pourquoi ñu di ko jox 10% parce que xaalis moo doy noonu ku ci sonn pour jël ko joxe ko rek ak lu ci am yaay responsable bi par la force di nga ci am lu ñuy wax naan mag su naanee lu tàng suukar saa tax ñoom Matar Ndiaye su ñuy jël xaalis nga xam ne coow lu nekk mën na leen see fekk 10% yee tax. mais est-ce que 10% yi mënuñu woon jox maanaam entraîneur bi 3% jox xëy na manager bi 7% wala xëy na 5 ñoom ñaar. non loolu yëpp ça dépend ci écurie yi xam nga écurie Fass tey. waaw ñoom am na nu ñuy doxee mais président Malick Gningue loolu rôle am la moom mooy xool waxtaan ak entraîneurs yi parce que attends gis nga problème mu làmb du CNG kese moo koy réglé président écurie yi tamit am nañ ci part de responsabilité ñoom ñoo war a xool lan mooy doxal seen làmb ñu seen écurie ñu di ko def te loolu du rôle CNG rôle Malick Gningue la moom moo war di convoquer nit ñi réunion di waxtaan ak ñoom mais Malick dugal nañ ko ci CNG bi. oui, je pense bien. waaw ñooñu ñëpp comme que ñoo ngi ci biir jàpp naa ni ñoom ñoo war a revenir à la source ci écurie yi di waxtaan ak ñoom parce que maa ngi dégg Matar monsieur le ministre Matar Ba di wax keroog ne war nañoo jël goos yi dem jàngal leen texte yi mais loolu du rôle CNG. rôle président d'écurie. rôle écurie yi la bu ñu sëf CNG lu mu moomu. parce que léeg-léeg gis mbër taxaw kaas te textuellement xamul lu ci texte yi wax. mais moom laa la wax loolu du rôle CNG de. CNG day joxe ay texam mës ngaa gis tey juge buy wër di expliquer. constitution réew. waaw naan soo leen defee lii kii déedéet. déedéet. yow kay yow yaa koy xam. xam ne lii yoon da koy tere. soo ko defee ñu jàpp la suñ la yóbbee ci juge bi mu ne la lii mooy sa wareef lii dañ la war a def. bu ñu la yóbboo ci juge bi ñu ne la lii mooy sa wareef li nga war a def di benn pàcc bu ñu jagloon émission man ak Keba Kanté jëmale ko ci làmb Keba parlons politique un peu Keba remaniement ministériel am na coow li bari na trop dans vos rangs yéen les républicains sax laay wax avec la nomination de Idrissa Seck Oumar Sarr nangam ak nangam ñooñu nga xamante ne que bokkul leen woon ak mais bi leen ci gën a déranger mooy bu Idrissa Seck lu tax. waaw bon xam nga neel nit ñi li leen ci gën a déranger man déranger wu ma parce que xam lu tax Idrissa Seck dama ko jàppee ni nit di dundee ma jox la exemple mën ngaa xuloog léegi liiru jaan waat ci alxuraan ne dootoo ko tuddati. mais pourquoi prendre l'exemple. ah non mais parce que yaa ma gën a jege. pour mag liiru jaan. waaw loolu nga jël exemple ci mag moom. xam nga mën ngaa waat ne dootoo ko tuddati d'accord nga ci. liiru jaan kay bàyyi naa ko. non mais mën ngaa waat ne dootoo ko tuddati ëllëg si biir yàlla def ngeen juboo si seen wàllu liggéey ngeen toog ci plateau d'accord nga ci. kon boobaa da ngeen di confirmer dil yi gars yi wax kanam. non xam nga mën naa bañ a doon dil gis nga nit ku taxaw ne fase naa jabaram sax saaga ko jabar ji waat ne ko man itam pare naa ci yow jël ay bagage am dem bu ñaaw jëkkër ji tamit yàq daram fépp comme ni may def ñu xëyaat suba teel gisaat leen ñu ànd. mais Keba est-ce que loolu c'est pas facile lii comme explication. non xam nga. man ki nekk fekk ay nit depuis belle lurette ñu ànd ak moom xeex yu mag yëpp xëy tey mu jëlee fi ñooñee dem wuti ñoo xamante ni que c'était des opposants face à lui tey ku ci mel ni Amadou Ba ku ci mel ni Oumar Youm ku ci mel ni le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ku ci mel ni Mimi Touré ñooñu ñëpp sacrifice. ñaar ñoo ma ci bett mooy bu Aly Ngouille ak bu Abdou Karim Fofana. Karim Fofana da nga jàpp ni ko waruñu kon mën a wàcce. non jàpp naa ni dañ ko waroon a dooleel man jàpp naa ni c'est un monsieur formidable xam nga ñun ñëpp ay homme politique nañ man xaw ma ko benn yoon nañ mës a daje suñu àdduna. da nga jàpp ni mu ngi woon ci yoon wi. mais jàpp naa ni dëggal na boppam te am na lu mu liggéey ci li mu yoroon. mën na am aussi fi ñu ko yóbbu dañoo bëgg mu am expérience mais daal wax sa baaxu morom du wàññi dara sa mbaax
na ko réew mi bàyyee xel ndax jàpp naa ni moo ngi ci yoon bi. effectivement ça c'est vrai loolu Sénégal yëpp gis nañ ko. leneen li ci topp mooy ñi génn est-ce que du ñoom ñoo bëgg a génn. non je ne pense pas Keba. ah non mais xam nga ñoom ñëpp amul kenn ku ci génn wax ne bëgguma woon génn parce que aussi xam nga tey bu ñu naxante. mais docteur Moussa Diop def na ko. waaw non moom c'était avant copain Gaston. Keba yaa ngi tooñ de. loolu moom c'était avant mais remaniement bi jàngat gi ma ci am mooy le président moom mooy xool ñi mu yaakaar ne war nañoo mën a liggéey mu jël leen teg donte Idrissa Seck li mu def man su doon man duma ko def mais moom itam luñ ko mën a waxal aussi lii lu nit ñi tàmm ci moom la mën na maa bañ a bett man su duggee ci gouvernement bi aussi du Macky moo weddi ay waxam moom moo weddi ay waxa bopp. mais est-ce que wóor na ci nguuru Macky. non xam nga tey. ànd ak un allié bu mel ni Idrissa Seck. waaw xam nga tey man dama jàpp man fi ma jàpp politique moo yomb man ni ma ko jàppee ak ni ko nit ñi jàppee du benn man dama jàpp ne sénégalais yi ñooy voté ala kuli ali mënuñoo muusa ko waane ba njuuj njaaj amati ci élection kon jàpp naa ni muy diil ak muy bañ a nekk diil ak lu mu mënti doon sénégalais yi ñooy dem ci urne yi ku leen neex lañ fii teg Idrissa Seck ay nitam demul jënd leen benn par benn yeew leen di leen xont nit ñi duñu ay mala seeni carte nañ yor bi ñuy juddu Idrissa Seck fekkewul Macky Sall fekkewul ñu bari nag dañuy jaawatle dañuy ànd ak nit fal ko pour mu doxal nit ñi dellu seeni activité waaye sénégalais yi ñoo ngi ibbi seen bët di xool di déglu Ablaye Wade homme politique mënu koo ëpp pexe ndax jaar na fu ne la mu amoon ci ay alliés bi ko sénégalais yi bëggatul toogul si le président Macky ñëwaat président Macky ñuy wax ay 3e mandat 10e mandat man awma problème boobu ndax du moment où nanguloon nañ ko Ablaye Wade moom mu ñëw wax su ko bëggee def su si sénégalais yi àndee dina ko def su si sénégalais yi àndul du ko def kon donc loolu jarut polémique jarut sax nit ñi di si yàq seen temps parce que jaru ko fii ku ci nekk yaa ngi sa carte électeur sooy dugg ci biir urne kenn du la teg balu fetal ne la soo voté loolu diw ñu rey la. bu soxlaa 3e mandat daal na ko jaar par voie référendaire. ah non mais xam nga aussi tey je pense sujet ba nga xamante ni moom àdduwu ci suñ si waxee wax dëgg neex yàlla nit sopp weesuwul ngay nettali gént muuma man xam naa sama gént xam naa la ma bëgg xam naa fa ma jëm mais man mënumaa xam gént président mu bëgg a def 3e mandat mu bañ a def 3e mandat loolu dépendrul ci moom nit ku nekk sa bëgg-bëgg ngay am loolu ci sénégalais yi la dépendre sénégalais yi ñooy jël seen carte dem di voter ci su leen doyee dinañ ko fi bàyyi su leen doyul dinañ votal keneen loolu bu ñu attardé wu di ci wax Idrissa Seck dugg na ci gouvernement bi d'accord baax na nañ ko juger ci li muy def parce que am na lu ko fay xaar yóbbuwuñu ko fa pour mu yore kaamilu alxuraan di de wër di animer ay conférence dañ ko fa yóbbu pour mu dem liggéeyal réew mi. ñi génn jàpp nga ne duñu dajaloo face à Macky. waaw xam nga aussi suñu dajaloowee dinañ ne leen da ngeen a bàyyi ba ñu génn leen ngeen dajaloo. comme ni ko ñëpp def. waaw donc yaakaar naa ni loolu aussi du ko jar man li ma jàpp rek ne mooy ak ku mu mënti doon du ñoom ñooy fal seen bopp. du ñoom ñooy. réew mi ñooy fal muy man di yow nga yor sa carte ma yor sama carte ku ñu doy lañ fii votel wax ji jeex jërëjëf Keba ñu bàyyi la nga tàggu. bon li may tàggoo damay nuyu gars yi rek tey damay commencer ci madame Maguette Diouf jaar ci Uli non jigéen ñi laay beral loxo ñëw ci Uli Mata Dia ñëw ci Kumba Gueye soo ko terminé tey. Kumba Gueye mooy borom café gi ah. waaw borom café gi ñëw terminé ci ñoom Assane Ndiaye ñoom Baara Basum moom ak papa Moussa Ñing ñoom Matar Ndiaye ñoom Ndiaw Faye ñi fi nekk daal ñi fi nekkul nag damay beralaat encore nuyoo neex a faral
ak sama doom yi parce que keroog nee nañ tudduma leen waaw mais xam nga ma damaa fiir tey doom yu jigéen laa yor donc di nuyuwaat encore bébé Mbacke di nuyu daal ñëpp daal waaw di nuyu sama sëriñ balaa ma koy fàtte sëñ Modou Mbacke si ak waa Touba yëpp. di remercier tamit aussi monde làmb vraiment vraiment. balaa may remercier kenn ñiy suivre site yi jël combat bi porté ko te xaw ma leen musuma leen a gis ñooñu ñëpp lay remercier balaa may wax kenn di remercier ñi nga xamante ni aussi tey jël nañ débat bi ñu posé ko def ci liggéey gu am solo te wanewuñu ci parloo muy tey yow muy sa mbokki journaliste yëpp di remercier aussi le président Alioune Sarr dégg nañ ay kàddoom keroog ñi mu lim remercier leen suñu xol dafa sedd bi mu tuddee Ibrahima Ndoye ndax ñoo taqaloo woon kër moo ma doon jàpp di ma yóbbu làmb ñoo bokk dëkk Fatick yàlla jële ko fi maa ngi koy nuyu di nuyu njabootam yépp muy soxnaam ak waa këram ñoom Safiatou ñoom El Hadj Ndoye ñoom Tafa Ndoye ñoom Grand Jules maa ngi nuyu seen famille ak famille Ndoye yépp ak fi ñu dëkk ñoom Fatick di remercier tey magu làmb yi Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi Ipo Ngari di remercier aussi ñëpp ñi nga xamante ni tey ñoo ngi tourner autour CNG ak monde làmb di remercier arbitre yi di wax aussi président Alioune Sarr ne ko su tey naqaree nañ fàttaliku démb keroog bi muy lim na ñëpp fàtte Sitor na ko ci boole ndax yàgg nañu cheminer di remercier aussi tey ministre bi di ko nuyu di ko ñaanal yàlla mission bi mu dénkatali. moom it ku bëgg làmb la. waaw ku bëgg làmb la. bëgg làmb la xam nga maa ngi moom mënta yomb dér bi lay doon. ñaari amateur la. ndax moom xam nga góol la woon. daa mënoon a góol. góol la woon Fatick. ah non góol la woon man may attaquant xam nga moom day jël bal rek relancer fexe gars yi marqué bi man tam damay wut bal rek fexe nu ma ko dugalee kon donc moo tax ñoo ngi koy ñaanal yàlla mission bi mu dénk Bira yàlla bu Bira tas yaakaaram parce que Bira su tasee yaakaaram rek mu yaakaaru làmb la tas di remercier aussi tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ak man di ci sonn commençant par seen collègue pël bu rafet di ko remercier bu baax a baax waaw di remercier sama bopp nag ndax yow Kéba waaw ndax fit gi ma àndaloon ak jom bi même si metti woon na trop dëgg la yàlla bëgg. wax ji bari woon na non metti woon na non la ma daj maag yàllaa ko xam. la nga daj ci saara wala ci baati. non lu mu mënti doon maag yàllaa ko xam loolu moom dama koy téyel sama bopp di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan jàmm ci àddina bi di ñaan mbas mi jóge fii te di ñaan aussi làmb yi commencé ba nit ñi mën see dem di nuyu kenn balaa ma koy fàtte sama copain géotechnique. waaw sa doom day moom mu ngi ci bureau bi. waaw non moom xam nga li mu wax dafa leer dafa génne mosal leen ma dañ koo mosal rek mu aju kenn déggatu ko. jàpp ñàmbur jo su dee yaa ngi may seetaan maa ngi lay déglu woo ma félicité la di la remercier aussi yow buur. xam nga di ñaan jàmm daal ci réew mi yëpp di kontaan daal si daje bi et di wax ne aussi état bi dañ jàppale Bira nañ ko jox oto jox ko salaire. ndax Kaolack ak Dakar daa sori. dafa sori mënoo di jaabante. ah non suñ ko bàyyee noonu muy jaabante bay bëgg a dee reliquat yi da koy jël de non reliquat yi da koy yóbbu de. loolu ngay ne lan waaw Pape Maguette waaw bu Sénégal. bu Sénégal moo maa ngi koy nuyu moom daf may sànni xeer rek maa ngi koy nuyu mon frère Pape Maguette. xam nga kan laa fàtte. daj na. non am na ku ma fàtte sama yaay. yaay su dee yaa ngi may seetaan aussi na la leer tey laay mujjee wax moom temps yi daf ma tere wax ci affaire làmb ji xam nga maa ngi koy wax ne ko tey laa ci mujjee wax. nuyu la docteur Cheikh Kanté. waaw di nuyu góor waaw moom sama fan si la. doomi docteur Cheikh Kanté mënut a ñàkk fita taalo bi Serigne Saliou boobu dañoo daje man ak moom ca kër du Diagne jekk ko maam baat moo ko wax mu di ma wër boobu ba tey te gisuma ndax. daf ma nettali bés digganteem ak Serigne Saliou ne ko biñ ñëwee ne ko Cheikh sa waajur dafa dof nee na Serigne Saliou nee na dafa dof gars yi ne baax na mu ne bu yàgg dina doon dof buy faji soxla
keroog ma wax ko wax jooju dënnam yëngu ci loolu mu jooy fi keroog jooy yu métti. dëgg la ba tey mu li ma wër nag yàlla def mosuñu tase xam nga yow man mëneewuma déplacement yaa ma koy soog waaw waaye ñu ngi koy ziar moom tamit. di ko ndokkeel moom sama fans la moom. nit ku baax. waaw moom daf maa murit saadix quoi ndax lu ñu mën a seede ci moom rek. murit saadix la moo ñu ci gënal. dëgg la musuñu toog ak moom nii. dañ koy seet nii rek waaye. maa ngi ciy profité aussi pour bañ laa dagg di ko ndokkeel ci. nomination méritant. waaw di ko mérité ñaanal sincèrement yàlla. yan bi oyof. ci moom. parce que moom daf ñu doon faral di wax ni fu may dem su ma fay dem damay siggi xool leen te su ma fay jógee damay siggi xool leen. ñoo ngi koy ñaanal yàlla fi mu jaar yëpp defee ko noonu. yàlla na ko continuer def noonu. di ko jaale aussi Pape Lam. moom laa bëggoon wax wallahi moom tamit di ku baax. jaale Pape Lam di ku bëggoon. di ko jaale waa Thiès. ak waa Gossas. ak waa Touba tamit. wallahi di ko bëggoon docteur Cheikh Kanté. ndax lu bëri lu ñu doon doxi foofu moom laa daan àndal. wallahi maa koy jaale waa Sénégal yëpp. di wax ne moom itam ku baax li ko jaale aussi ñoom Xaadim Samb. ak communicateur traditionnel lépp ñi mu nekkaloon tey ci environnement wu paa bi. donc maa ngi koy jaale Sénégal gi yëpp. ñu ngi koy jaale Sénégal gi yëpp Pape Lam di suñu nekkoon suñu kilifa suñu doyen ci ngéwél gi di ñaan yàlla suñu borom xare ko aljana le docteur Cheikh Kanté ci yenn bu rëy bii ñu ko yen di ñaan yàlla na ko Serigne Saliou mu yaakaaroon teel ay tànkam ndax it dañu wax ni boo ree genn golo ca Sénégal golo yi nekk Côte d'Ivoire dañu koy yëg te ginnaaw taalibe Cheikhul Khadim la taalibe Serigne Saliou la ñun tamit loolu rek la ñu yëg ci moom te loolu rek la ñu xam ci moom gis ngeen mu nekkoon émission bu am solo gis volet yi ñu ci développé nañu làmb Kéba ay ambition ak tey ak suba waaye gis nañ ni que ba tey benn Kéba Kanté bu ànd ak détermination ba tey dama daan dégg muy faral di wax ñaari baat je perds maanaam je gagne sinon j'apprends du ni je perds jamais donc muy lu am solo effectivement as góor day gagné mbaa mu jàng waaye du ñàkk ndax même bu ñàkkee ca la ko taxo ñàkk dafay tax mu gagné kon mbokk yi lii la ñuy indi loon ci Dakaractu seen émission bu mag boobu di xattar bi ma àndoon ci woon ak Kéba Kanté di leen jox dig daje ci beneen numéro c'est sur Dakaractu. salay jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam madam njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay baree bari nay baree bari te nay baree bari ndaanaan laa ñaari